وزال الأخ من الأخ المبين لغاد ما بانوا وما ليس يبين. Khatimatou TV, le savoir pour l'action et l'éthique. Nous souhaitons tout d'abord la bienvenue aux élèves de l'école Khatimatou Mounadiati, n'est-ce pas, filles et garçons, et toutes les sections réunies. Mais aussi, nous souhaitons la bienvenue et nos remerciements au corps professoral, c'est-à-dire les enseignants qui ont accompagné ces élèves durant toute l'année. Mais aussi, nous souhaitons la bienvenue aux parents d'élèves qui ont eu la confiance de confier leur progéniture à l'école Khatimatou Mounadiati. Donc aujourd'hui, c'est la fête de fin d'année, donc c'est une cérémonie de fin d'année où nous allons permettre aux élèves, n'est-ce pas, de vivre quelques minutes de fête, vu que toute l'année, vous savez que nous avons bien travaillé, donc on a droit à des récompenses aujourd'hui. Donc on va récompenser les meilleurs élèves. Donc dans le programme, il y aura des chants, il y aura des poèmes à réciter, il y aura des discours, n'est-ce pas, qui seront faits par les élèves. Il y aura du théâtre, il y aura un concours de génie en herbe, mais aussi il y aura un repas déjeuner. Donc depuis ce matin, on a commencé avec les chansons, donc avec la petite section, le jardin d'enfants, qui nous ont gratifié, n'est-ce pas, de chansons sur le thème, le savoir, l'enseignement, mais aussi les orphelins, c'est la maltraitance des orphelins dans les maisons. Donc ça, c'est un thème d'actualité. Donc, comme vous le savez, on va commencer par le récital de Coran. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous prions Dieu de nous aider à bien commencer et de terminer. Donc pour cela, nous implorons, n'est-ce pas, son pardon, mais aussi nous implorons, n'est-ce pas, ses gratitudes. Et pour cela, nous allons commencer par le récital de Coran avec le jardin d'enfants. Donc, ya Oustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasurru madrasatul arabiyyatul fransiyya Khatimatul Munajati bil khatti an tuqaddim asma shukri wa ayatut taqdir ila jami'il hadirin wal hadirat wa ila awliya'i talamiz kama nurahibu bi duyufina al kiram wa nurahib bi talamiz wa tilmizat Khatimatul Munajat wa nurahib aidan hay'atu tadris الذين بذلوا جهدا ملموسا في كافة المجالات التعليمية والتربية فلهم منا جزيل الشكر والاحترام. وكما أفاد أخونا السابق خادم فهكذا يدور البرنامج وهو يوم ثقافي تنظمه مدرسة العربية الفرنسية خادمة المناجات احتفالا لنهاية السنة الدراسية. إذن اختصارا للبرنامج نعبر لكم باللغة المحلية ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله. نيجي nuyu ñëpp comme ni ko Xaadim defee di tàmbalee suñu nuyoo ci élèves yi ak ci professeurs yi ak maîtres yi nga xamante ne bii ñoo yore njàngale mi. waaye noonu la ñuy nuyoo di dalal bu baax parents d'élèves yi nga xam ne dañoo bàyyi seen itte yëpp ak jamono ju xat ji ngir teewee jotaay bii. kon ñooñu tamit ñu ngi leen di nuyu di leen dalal di leen sant bu baax tamit di sant bu baax tamit parents d'élèves yooyu nga xam ne dañoo am confiance ci école franco-arabe Khatimatou Mounadiat ba ñëw inscrire seen doom. ñu ñaan yàlla wóolu googu ñu wóolu franco bi yàlla nañu fi gis lu dëppoog la ñuy wut. ginnaaw loolu tamit ñu ngi nuyu ñi nga xam ne dañ fay teew doon ay invité d'honneur waaye ñu xam ne jotaay bi comme ni ko Xaadim junjee sànq journée culturelle la
boo xam ne fin d'année la xale yi dañ fiy feeñal lenn ci seen activité kon ren defuñu conférence loolu tamit ñu ngi koy confirmer waat waaye ñu xam ne fin d'année la. journée culturelle bi nag di fin d'année bi ren muy 2e édition ñi ngi ko parrainé ku ñu wax Cheikh Mbacke Ndiaye marraine bi doon soxna Maam Jaara Mbay su ko defee ñooñu ñooy parrain bi ak marraine bi incha allah xam naa danañ ak ci kanam kon ñi ngi dalal ñëpp jotaay bi nag comme niñ ko baaxoo def jotaay buy tàmbali rawatina jotaay bi lislaam day tàmbalee ci alquran
avec 500 talibés, né vers 1853 et mort en 1927. Ahmadou Bamba est le fondateur des mouridisme au Sénégal. Ce marabout était célèbre pour sa pitié et pour ses écrits religieux. Il fonda le village de Touba. Il fut persécuté par les Français qui craignaient qu'il organise un soulèvement contre la colonisation des Français London, plusieurs fois arrêté et déporté. seen jàngalekat yi ngeen dugg ci encadrement bi dugg ci CAPC yi nga xam ne day am ay Massayer Diagne mooy école française bi ngeen di fa yóbbu seen jàngalekat yi ñu leen koy gën a tàggatal parce que ni tailleur doone métier cheikhu mi lim tiim di ko def ni mu doone métier noonu la jàngale doone métier buñ la ci tàggatul rek doo ko mën donc ci wàllu woowu ma leen di ñaax ngeen gën cee góorgóorlu man nag taxaw naa jàppale leen xëy na aw ma jot trop mais léeg-léeg bu ma amee jot rek kay rek Modou Ndiaye xéewal lañ jàpp ci man rek ma ñëw dimbale leen ci encadrement bi école yi nag souvent soo déggee inspecteurs yi ngi ñëw dañuy xaw a ragal mais man moom maam Fatou mais magam laa déjà léegi man ak magam sax ñoo nekk sànq Babakoundoul parce que damaa demoon ngénte fële Tëngéej ci ñoom donc seen i mag laa ñenn ñi seen i jëkkër laa ñi si des seen i kii lañ donc man pare naa pour jàppale leen mbir mi ci yéen rek la des même bu fekkente ne par moment toog naa aw ma jot mën naa fi envoyé benn inspecteur moom itam mu dimbale leen ci encadrement bi seen jàngalekat yi aussi ngeen dañ yóbbu si cellule d'animation pédagogique yi di renforcer vraiment seen compétence en ce sens di ñaan nag seen sëriñ bi yàlla bàyyi leen ak moom wax dëgg yàlla mbir bi ñu ànd baa ngi commencé yàgg ànd bi moo ngi commencé yàgg te man jàpp naa ne du yéen rek la am mais fi mu leen teg yaakaaruma ne teg na fa ñépp loolu nag am ngeen ci part de responsabilité bu mag parce que li mu bëgg ci yar xëy na wan ngeen ko ba moom mu demee ak yéen nii ma leen di ñaax nag en tant que seen mag fi ngeen teg seen tànk bu leen ko mës a teggi fi ngeen teg seen tànk bu leen ko mës a teggi soo leen ko teggiwul rek yàlla dina leen musal ci seytaane te seen ànd bi dina doon ànd boo xam ni dafay éternel sëñ bi ñii samay rakk lañ de mais xëy na ñëw nañ ci yow dé jébbalu sax yooyu yëpp sax mais man dénkaat naa la leen loo ci doon jàpp xam nañ ni lu dëgër la lu rafet la mais continuer rek di ci gën a jàpp quoi parce que ñoom wax dëgg yàlla am nañ yar am nañ Pastef tam ndax soo seetloo koo xam ni yow bi ngay départ zéro nga dem ba aboutir fii di ñaan yàlla mën laa may sax nga dem jënd kër gu mag goo xam ne da nga koy def kër sëñ Touba te yàlla na leen ko yàlla defal sëñ bi loolu buñ ko defee ba mu am rek xam nañ yow mi sa ndam la parce que yow yàlla leen teg ci yoon donc jarul may guddal maa ngi leen di gërëm di leen sant xam ni man wax dëgg yàlla xëy na damaa doon kilifa jàngalekat yëpp ci caaro yi mais fii moom du ma fi loolu fii moom mag laa fi Bada mi ngeen ma daan wooye ne continue wooye ba pas d'inspecteur Bada rek donc amul benn problème seen mag laa foo leen mun di toll ci kii rek naa ci jàpp donc jërëjëf waaw. kon ñu ngi tàllaat loxo yi parents d'élèves yi ñu xam ni mission boobu ñu jëm ñoom ñooñu ci war a accompagner muy administration bi di parents d'élèves yi di ñëpp kon inspecteur ñu ngi lay sant wala bokk ñu wax Bada rek ndax comme ni mu ko waxee fii moom mag la fi lépp la fi waaw kon ñu ngi koy sant bu baax su ko defee kon dañuy jox yenn xale yi seen i cadeau ñu woo Mohamed Diop waaw kon dañuy wax sëñ Moussa Gningue oustaz Moussa Gningue moom di suñu oustaz di oustaz ñëpp su ko defee moom tam mu daan ñu joxal Mohamed Diop cadeau oustaz Moussa Gningue li tax ñu koy wax mooy ñun ñi ak ñëpp ñu jiite ci daara ji moo leen dalal am njàng moo leen jàngal téere sëriñ bi doomam fi lay jàngee ñenn ñu bari moo leen tàggat ci lii ñuy def kon nag loolu yaakaar naa tawfeex la kon moom war na kontaan ndax tey jii liggéeyam daa mel ni mi ngi feeñ kon ñu ngi lay sant bu baax oustaz. suñu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iqra jaka wàcc ci moom kon xam-xam lañu war a jiital su ko defee duñu tas yaakaar sama doom
إياك. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di déglu bu baax kàddu yi ñuy yëkkati ci kanamu sëñ bi di tàmbalee sunu nuyu ak sunu ziar jëmale ko ci sëñ Abdou Samad Mbacké mi nga xam ne mooy kilifa jotaay bi. bi noppee ci nuyoo boobu ñu teg ci inspecteur IEF sëñ Alla Thiaw ndax dafay taxawee comme ni mu leeralee sànq ñaari taxawaay lépp lu jëm ci wàllu njàng fii ci Caaroy moom moo ko yore kon ci wàllu njàng mi moom mooy sunu kilifa ñun ñëpp kon ñu ngi koy ziar di ko beral nuyoo di ko sant ndax xam nañ bu baax itte yi mu yore ak charge yi mu yore waaye teewul loolu lépp dafa bàyyi itteem yëpp ngir teewee di jotaay bi ndax am na ay réunion yu bëri yu mu bàyyee kon loolu ñu ngi ko ciy sant di ko ci gërëm di ñaan yàlla suñu borom mission bi nga xam ne moom lañ ko dénk mu am ci réussite bu kawe ci barkeb alquran. waaye bu ñu noppee ci loolu tamit noonu la ñuy nuyoo mbooleem kuy parent d'élève te am confiance lool ci daara xaatimatul munaajaat muy franco arabe bi kon ñooñu ñu ngi leen di beral nuyoo dañ leen beral nuyoo di leen sant bu baax ci confiance bi ñu am ci école franco arabe ba indi fi seen doom ñuy ñaan yàlla suñu borom mu dolli ñoo dimbali bu objectif bi ñu am ci njàng mi yàlla suñu borom mottali ko ndax buñ sañee comme ni ko Xaadim waxee sànq jàngale rek taxuñoo jóg muy enseignement waaye enseignement bu ànd ak éducation moo ñu tax a jóg ndax jamono ji ñaar yooyu rek mooy liy dimbali nit pour mu mun a dem muy jàng bu ànd ak yar ak teggin mu mel ni volet bi tamit ñu bëri dañoo jàppoon ne ku jàngul français rek xañ na doo doon intellectuel kon ndeke nit ki mën naa jàng arabe jàng français ba pare doon intellectuel kon li ñu fas yéene ambition yi ñu am ci njàng mi mooy yóbbu ko fu kawe ba élèves yi génn fii ëllëg doon ay responsable yu mag ci réew mi waaye xam ni ñuy gàddoo seen responsabilité ci côté diine kon loolu bokk na ci objectif yi tax franco arabe xaatimatu munaajaat judd franco arabe xaatimatu munaajaat tëbul tëb rek judd mi ngi jógee ci daara ju ñu tuddee daara xaatimatu munaajaat daara jooju tamit tëbul tëb judd mi ngi jógee ci benn daayira bi ñuy tuddee daayira xaatimatu munaajaat mu doon lu gudd loo xam ne liggéey bu yàgg la buñ taxawee nga xam ne bi ñuy tàmbali liggéey bi fële juróom-ñetti ndongo lañ amoon muy daara ja paiement yi métti lool nga xam ne waa daara ji ñooy mujjoon doon cotiser pour fay oustaz bi leen di jàngal ci noonu ci leen amee initiative fu taxawal internat ci année 2012 bi ñëwee ba 2015 ñu ne nañ taxawal jardin d'enfants islamique ñu taxawee ko fële ànd ko Seyda Mariama Ndoye kon bu ñu egsee ba egsi ci franco bi tey ñu am classe di tàmbalee jardin ba ci C2 kon dañuy doole sant suñu borom waaye di remercier tamit ñi nga xam ne dañoo am confiance ci franco arabe mu charge bu diis waaye noonu la ñuy berelee nuyoo tamit jàngalekat yi ndax tamit liñ fi wax yëpp prestation bi ñu fi wane yëpp liggéeyu ñan la mooy liggéeyu jàngalekat yi kon ñooñu tamit ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaye ñu xam ne tamit am nañ charge am nañ responsabilité beneen bu leen di xaar bu gën a mag ndax ki la wóolu bu dénk la doomam kon amoo fayam waaye duñ fàtte tamit remercier ñiñ parrainé woon bis bi muy sëñ Cheikh Mbacke Ndiaye ak soxna Maam Jaara Mbay ñi nga xam ne moom la ñu parrainé woon bis bi ak parrain bi ak marraine bi ñi ngi leen di remercier bu baax ci seen teewaay ak seen participation gis nañ délégation bi ñu àndal gis nañ liñ fi indi te lépp l'islam rek a tax ñu indi loolu kon loolu tamit ñoom ñu ngi leen ci remercier di leen ci sant bu baax waaye noonu la ñuy remercier tamit di sant mboolem kilifa yi fi teewoon tey suñ ci tuddee ku mel ni Baye Ngiraan dañuy yóbbaale ñëpp ku mel ni Baye Mbay Mbeng ku mel ni Imam Ndiaye ku mel ni Baye Ndongo Yadd ak mboolem ñi nga xam ne teewoon nañ fi dëkk fii ci gox bi
doon suñuy waajur doon suñuy kilifa bàyyi seen itte yëpp ngir teewee journée culturelle bi kon ñooñ tamit amuñu seen fay ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu dolli ñoo bàyyi leen fi ñoom tamit waaye noonu la ñuy jëfalee tamit élèves yëpp nag élèves yu jardin bi élèves li tàmbalee CI ba ci C2 ñu ngi leen di remercier di beral nag nuyoo ak remerciement élèves yi nga xamante ne bii ñoom lañ doon primé li tàmbalee ci jardin bi ci meilleurs élèves yi di tàmbalee ci ba ci C2 ci meilleurs élèves yi di encourage tamit di féliciter ñi nga xam ne xaj na jot ñoo am ay cadeau kon ñooñ tamit ñi ngi leen di ñaan ñu doon lee góorgóorlu fexe bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di jox cadeau déwén ñu xam ne tamit cadeau yi moom ñëpp ko mérité waaye duñ jeexal tamit te leelu luñ suñ programme ñu xam ne incha allah école tëj na waaye dañuy organiser li ñuy tuddee cours de vacances yooyu incha allah bëgg nañ koo tàmbali le 16 juillet français lay doon ak arabe programme bi lundi lay tàmbali di lundi au vendredi de 9h à midi pour suba gi ngoon gi 15h ba 17h kon képp koo xam ne parent d'élève nga mu intéressé la mën nga ci inscrire sa doom ñaareel bi tamit am na liste bu ñu génne ginnaaw bi ñu defee conseil de classe xam ñi at mi am na ñoo xam ne c'est obligatoire ñu war a def cours de vacances kon ñooñu tamit danañ contacter seeni parents pour fàttali leen loolu ñu xam ne ñooñu dañoo war a def cours de vacances pour mu mun leen dimbali déwén ñu bañ a am problème ci classe yi ñu jëm kon ñooñu tamit ñu ngi leen di fàttali loolu. bi si déggee mooy programme déwén bi incha allah pour fiche de renseignement bi yaakaar naa parents yi bëri jot nañ ko ku ko jotul tamit boo ñëwee ci école bi bu passé ci biir vacances yi da nga ko jot. muy li bees li ci amaat mooy incha allah déwén dañoo bëgg a def uniforme yooyu nag biñ ko xoolee ci xayma dana toll ci 3500 kon élèves ñuy def ay blouse incha allah déwén bi école di ubbi élèves yi dañuy am li ñuy tuddee uniforme yooyu ñu ngi koy wecceew lu mat 3500 maanaam juróom-ñaar téeméer kon loolu tamit ñu ngi koy jàllale ci parents d'élèves yi ak di remercier bu baax bureau parents d'élèves di si jiital soxna Joor Ngiraan ci effort yu am solo yi muy def di bay itam yëpp ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bureau parents d'élèves muy liggéey bu métti liggéey boo xamante ne bii dafa laaj temps waaye tamit duñ fàtte tamit remercier waat muallimaat yi muy les maîtresses di remercier tamit ki nga xam ne moom mooy femme de ménage bi muy soxna Binta ci effort am bi mu doon def ci durant l'année scolaire bi di root di toppatoo classe yi di ko bale ba mu set di toppatoo xale yi noonu la ñuy remercier tamit secrétaire bi muy soxna Faat Kundul ci effort am bu mu doon def ci année bi waaye di remercier waale tamit bu ñu limee xañ dañuy juum waaye ñu remercier mboolem kuy jàngalekat ci biir école bi kon di leen wax ne ñu ngi leen di delloowaat suñu confiance ci ñoom pour année prochaine bii di ñëw ñu dellu ñoo bàyyi xel kon dañuy ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu yóbbu ñu ci année bii di ñëw ñu tàmbale ko ñu xam ne kon déwén incha allah bëgg nañu am classe CM1 egsi guñ nag CM2 ndax dañoo bëgg a raam ba egsi bëggu ñoo yàkkamti waaye dañoo bëgg a raam ba egg ci CM2 kon ñu ngi ñaan sëñ bi fi toog ñu sëñ Abdou Samad mu dolli ñoo ñaanal école bi yéene yi ci parents yi am te ñun ñëpp ñu am ko ci daara ji am ko yàlla suñu borom defal ñu ko xaj na waxtu wi moo xaw a gudd te li ñu waroon wax ji yëpp daanaka lu ci ëpp suñu xaadim mi wax na ko kon lu ñu fi waxaat rek baamtu lay doon kon ñi ngi remercier waat mbooleem ku fi teew tey parents d'élèves wala ngay autorité ak foo mënti jógee xamal ne gis nañ la ñu ngi lay remercier di remercier tamit bu baax ki nga xamante ne moo jiite daara ji muy sëñ Tamsir Cissé ndax daara Xaatimatu Munaajaat dafa am daara am daayira daara ji yëpp nag ki ko jilif jiite ko mooy sëñ Tamsir Cissé kon kooku buñ ko waxaale nañ ñëpp kon moom tamit ñu ngi koy beral nuyoo bu baax a baax mi ngi nii toog ñun ñii ñëpp moo ñu ko afe kon ñu ngi koy sant bu baax di ñaan yàlla suñu borom moom tamit mu dooleel ko may ko wér-gi-yaram may ko gudd fan ba fi mu bëgg yóbbu daara ji yàlla suñu borom eggale ko fi kon ñi ngi tuub bu baax di jéggalu kàddu yi xaw naa jaxasoo lu ci jub si ndimbali suñu borom la waaye lu ci dëng nag ci ñun la ak suñu manki ndax tàmmuñu wax ci kanamu kilifa
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki jullit yi ginnaaw buñ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi siyaare ñëpp tey feeñal suñu kontaante di jël sama kàddu nag di ko yëkkati ci kàddu mbooleem képp koo xamante ni ab jàngalekat la ci daara ji muy arabe ak français di xamle ni ñun sunu cant li tax ñu joyal ma ko xam naa sax dinaa ci lot waaye nag ginnaaw man en 88 ba léegi may jaar ci ay directeur 88 ba léegi maa ngi jaar ci ay directeur waaye oustaz misaal la ci bépp directeur boo xamante ni mus naa faa jaar ci moom ngir lan jëflanteem bu rafet ak ñime dëggam rafet maslaa maanaam ku mën a maslaa la waaye ku ñime dëgg la te loolu mooy li jariñ jullit gis na ne tim maanaam borom gis-gis la kon gis-gisam bi yal na ci yàlla jàpp ba nga xamante ni dana yegg fa mu jëm ñun ustaas yi daal amuñu benn jafe-jafe amul lenn lu nuy xalaat ndax lépp mi ngi koy rëdd di ko teg ci su kanam ba nga xamante ni amul dara lu nuy làmbatu li ma ci tegit mooy bu yàlla dogal ginnaaw noo ngi ci vacances itam bépp gis-gis donte da nga ni na jàngalekat yëpp dem duggi cours de vacances pour yokk seen xam-xamit kon man préparé naa pour dem duggi ca école boobu ngir jàng ngir yokk suñu xam-xam ngir yokk suñu pas-pas ñi ngi sant ñëpp di siyaare ñëpp di balu àq ñëpp ndax man wax dëgg yàlla daayira bii 2006 waaw bi ngeen koy sañ booba yéen ma njëkk a génne daayira parce que man daaw ma génn daayira ndax doxaliinu daayira yi ma daa gis dama doylu woon neexuma waaye ba ngeen ñëwee suñ kër ngeen aaye fa daayira ma gis na ngeen doxee depuis boobu ba léegi laa xam ni yéen borom gis-gis ngeen boobu ba léegi tàggoowuma ak yéen rëccuwuma ci leen nit wasalaamaaleykum wa rahmatullah aouzu billahi samil alimi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim mbokk yi gannaaw bu nu sabbalee borom bi bakk ko julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñu sëriñ Tuubaa xaadim rasulillahi ñu ngi yëkkati kàddu yi muy kàddu yu gàtt lañ ko bëgg a def ndax kàddu yu oustaz Kairé mi mat na sëkk suñuy kàddu te détail yi nga xam ne def na ko ci fa yëngutu bi tàmbalee ba agsi fii matale na sëkk matale goo xam ne amaana su ma ko doon jéemaat duma ko mane noonu te comme ñoo bokk fuñ jógee bokk fuñ jëm lim wax mat na sëkk damay joxe sama impression comme ni ko Safar waxe rek ci jataay bi ndax jataay bu mu mën di doon boo ci teewee dana gis ay points yu am solo yoo relevé wala ay failles yoo xam ne ni mën naa jariñ pour beneen yoon bokk na ci li ma ci gën a impressionné mooy aspect communicationnel bi mooy li ñuy wax ci arab maharatul ittisal mooy compétence ci wàllu communication ak li ñuy wax maharatul xiwaar mooy ay compétence ci wàllu dialogue nag Sénégal boo nee dialogue rek dañuy daal di wax islamo-chrétien waaye dialogue ci biir kër gi lay tàmbalee ci biir ñi nga bokkal diine lay tàmbalee l'islam ci keppaar gi xiwaar ci keppaar gi ak ci pénc mi la war a tàmbalee te boo rassemblé sketch yi fi def ak discours yi élèves yi def ak historique yi ñu def yépp daf ñaar yooyu da nga koy fekk ci biir ngay fekk ne waajal nañ leen ci ñu ñeme wax xam li ngay wax ak foo koy waxeek noo koy waxe préparé nañ leen tam ci wàllu dialogue mooy kenn ku ne accepter sa moroom moo xam tarixa bu ñu bokk moo xam waaso wu ñu bokk moo xam diine ju ñu bokk
bokk na tam ci li ma ci gën a marqué lool mooy discours yu mat sëkk te ñi ko def mel na ñu ko banaliser comme bu mel ne inspecteur comme bu mel ne soxna si marraine bi doon wax ak njiitu parents d'élèves yi yaakaar naa bu ma jumut entre autres bokk na ci ay kaddu yoo xam ne kaddu yu ànd ak Pastef la yu ànd ak conviction la kaddu yu ànd ak détermination la ndax ñu nit nag bu ñuy wax ak yéen bëgg nañ lool ñuy wax ngeen naan eskay di wax naan Serigne Touba amut morom waaye bu ngeen yemoon foofu daara ji du daaira bi du dem ba am daara وزال للأخ من الأخ المبين لغاد ما بانوا وما ليس يبين. Khatimatou TV, le savoir pour l'action et l'éthique.